salaamaaleykum mbokki safo Malikia TV su bàkk bi jibee ngeen xam ne dellu seeti nañu ci seen magazine yoonu naataange. bokk na si lu ñuy waxtaanee mu di meewum nag mi nga xamante ne am nañu ko fii si suñu réew léeg-léeg jot si ànd ak ay jafe-jafe jaayi ko wala soppar ñi ko waxi noppi suñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu góogee ca marché Tilène ak itam kuréel gi di Dirfeld di yëngu ci wàllu transformation daañu ci ànd ci waxtaan bu yaatu ak ki nga xamante ne moo di Aïssa Sow ci njeexitalu magazine bi lay doon. ci jamono jooju nguurub Sénégal di xamle ne mi ngi def ay jéego ngir yokk li nga xamante ne moom la ñuy am ci meew ndax ba fi ñu toll nii Sénégal mi ngi produire lu toll si 44,5 jàpp 45% li si des lépp importation la ministère de l'élevage jublu ci li nga xamante ne moo di campagne laitière bi daañu ci ànd ak ki nga xamante ne moo di Famara Sarr di responsable filière lait sa ministère de l'élevage. Sénégal mi ngi def naam ay jéego waaye ana lan la ñu mënoon a sakkanal si koppar suñu demoon ba wàññi li nga xamante ne moo di importation meew mi mu mel ni ay milliards yu bari la ñuy dugal ci gafab jàmbur te mu gënoon a jekk suñu bos daañu ci ànd ak Maysa Babou xam-xamam màcc ci wàllu koom. yoonu Ndakaaru doon na lu mu min lool soxna si di Néné Ba ay at a ngi nii bés bu ne mu daal di bàyyeekoo Notto Gouye Diama ngir ñëw jaay si soow piir. man 84 ma fiy jaay di fekk sama maam di ma takkal ay colisoo ma ko indi fii si maire Ndiob ak maire Mari Ndiaye ñu may yónni ba jonni ñoom génn nañu àddina ba tey tamit loolu andi ay jafe-jafe amatuñu moyen boobu ñuy waaye suñu siwo yi lu ñu am rek andi fii toog di jaay fii yëpp la ñu doon toog mais gis nga lii fii rek la ñu am léegi ñenn ñi bu ñu ñëwandoo sax ñenn ñi dañuy toog nii ci gannaaw ba yàlla def xii war rek am ñun ñoom ñu bokk ko. dem beeg dikk bi léeg-léeg du yomb ci moom léeg-léeg mu dal di ànd ak coono. yoon bi moom xaw léeg-léeg mu xaw am jafe-jafe parce que yoon yi neexul Mbambilor ak Sangalkam yoon yi day metti waaw dagg-dagg beeg ndox mi. teg si ay jafe-jafe ngir mu jaay soow mi ba mu jeex. suñu andee soow yi na mu war a jare du ko jare nag yi la ñu war a am duñu ko am xam nga loolu coono la jafe-jafe boobu la ñu am. jafe-jafe boobu am nañ ko ba suñu sàmm yi am nañ ko parce que suñu waree sax am ay ripaas am dara ñun duñ ci jot duñ ko am te ñu ko yor foofu suñuy jur suñu doom di sàmm di am soow piir waaw te am nañ jafe-jafe boobu lu ñëw day delluwaat fii duñu xam nu mu demee loolu tamit jafe-jafe la. lu ni mel ñenn ci ñu jot a waxtaanal jàpp ne fi mu ne nii soow mi ne xuus si marché bi ak njëkk yu gën a jàppandi moo ko waral. man temps en temps dama koy jënd man suma waa kër yi sama papa ak sama yaay moom lañ doon utiliser mais comme que jusqu'à maintenant bariwul donc sachet yi la ñu mën a jënd quoi man yooyu laa jënd maintenant xëy na soow piir seer na boo xam ne ñu bari daal attanuñu ko bon mais xëy na sachet yi nag arrangé na nit ñi ci 100 francs yi ak 200 ak 250 yi. te sax bu ñuy gisee ne yenn xeetu soow yi moo gën a jàppandi ci njëkk ñeneen gis ne soow piir moo di soow bu cosaan te jënd ko bokk na si luy suqali sa réew. ba léegi nii dama koy jëfandikoo xam nga nit ñi lu tax nit ñi dañoo bëgg yu fu tubaab bu mu ëpp doole dem fekk sachet ba mu ñëw noppale nga def nangam ndax su doon nit ñi dañ ko tàmm gis nga taal bi boo jëndoon soow mbuusu soow tey jox ko bu génnee bu dem ba fee teg ko fa bu gisul ku mu ko jaay bu dem ba fee teg ko fa bu dee sachet bu génne dina am ku mu ko jaay keneen ku bëgg loolu su ko bëggulee moom mu naan ko mais soo demoon ci pël ba tey jënd fa soow wala nga gis soow piir tey jënd ko man su ma jënd soow piir tey pour sarax ko taal bi damay fekk kii mu toog maanaam sama mbokk mu toog man la kii dama ko jënd am ma sarax la ko mu gën a sarax ko taal bi mu ni ko sànni fee noonu comme ça lu mel noonu nag nit ñi léegi duñu bëgg yu fu tubaab ba nga xamante ne nun baadoole yi bu ñu demoon tey jii soow piir du ma koy may rek soow mi du ma koy may rek soow sachet yi dëgg la sachet bi civilisé na normal na ci ni ma ko gisee daal bokk ndax demu fu ñu koy defaree mais nag soow piir bi tamit daf moo dàq. am na cafkaam waaw caf ko boppam boo xamante ni bi mu leer la ne boo jëndee soobee bokkuñu caf ko. soow piir mi ngi dem ba tàmbalee tumuranke si nga xamante ne moo di marché yu Ndakaaru fi ñu toll nii litre bi ñu ngi koy jaayee ñaari téeméer lu njëkki yokku moom yokkute amu ci. litre 1000 francs foofu ba tey yokkuñu defuñu daal waaw parce que bu ñu yokkee xëy na ñu am ci ay problème du jar tamit dañu koy ragal. ndax am ngeen nu ngeen di dencee soow bi. déedéet amuñu. bu jarul tey rek maanaam da ngeen di perte. dañuy perte bu jarul tey rek dañuy perte bu forox kenn du ko jënd boo ko jëndee nit ki dara daal ko nga am problème. kuréel gi di Dirfeld yenn ci ay jafe-jafe yu muy jànkonteel moo di jot ci meew bu doy ba mën kaa transformer ñoom jigéen ñooñee di yëngu ci wàllu transformation ñoom soow ak yaawur la ñoo soppi meew mi ñoom nag fi mu toll nii seenub liggéey demeetul noonu. jigéen ñi fi nekk yëpp Dakar presque mën naa la wax fii lañ doon ñëw jënd seen soow daal di yemu dem si marché bi mooy nga bokk Dirfeld ak nga bañ a bokk Dirfeld am na ñoo xam ne client yoo xam ne dimanche bu jot
dañ doon ñëw ak seen njaboot ñëw jënd ay siwo 5 litres 5 litres 5 litres dem mais waaw mais na meew bi am mais xam nga su amee rupture léegi ñooñu dootoo leen gisati donc waaw soow piir kese soow nag kese boo ko doon soxla diir fel rek nga ko mën a amee ba léegi am na ñoo xam ne bu ñëwee foire ba dañuy wër ne ana waa diir fel ba ñu neen ñu ngi nii ñu doog a jënd ñu doog am confiance daal di jënd donc voilà donc ñun loolu rek la ñuy xaar lëkkale bi diggante zone yi am meew ak directoire ndax directoire objectif am mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk Dirfel ak ñi bokkul Dirfel nekk région de Dakar te toujours nit ñi di wax mënuñu accéder ci meew bi ñu mën ci jot tey yow meew boo ko soxlaa mënoo ko am léegi yow gis nga dem nañu soxla am meew lu ñu am 20 litres 20 litres mën nga ci liggéey loo xamante ne kii la. ba ñu fa jógee dañoo tàllal suñu micro ñi nga xamante ne ñoo di kilifa yi nekk ca ministère de l'élevage mel ni ki Famara Sarr nekk responsable filière lait moom nag la mu ñu xamal mooy ne nguurub Sénégal mi ngi ciy def ay jéego ndax am na téeméer ak ñaar fukk ci ay unités laitières yu ñu samp. Ces dernières années état bi def na ay jéego. Parce que laiteries yi unité laitière yi ëpp na 100 presque ñu 120 unité ay laiteries yu ndaw te loolu yëpp ci demande jigéen ñi la li gën a bëri am nañu juróom-ñaar fukk ak ñaar centre de collecte yoo xam ne dañ ko def autour des laiteries pour que laiteries yi ñoom ñu mun di jël meew bi ci zone bi nga xam ne bëri na di ko indi ci laiteries yi mais loolu yëpp yu bëri aussi boo ko seetee am nañu jafe-jafe des fois gestion bi lay doon voilà des fois disponibilité meew bi par exemple xam nga entreprise nga def ko muy fonctionner 3 ou 2 mois sur 12 ça c'est pas intéressant tu vois ñoom dañuy obligé di def poudre alors que nawet bi nga xam ne si la ñu war a def campagne laitière am ci xaalis du ñu mën a jël meew bu bëri parce que bu ñu ko jëlee duñ ko mën a jaay donc loolu am na ay jéego ci def parce que fi mu nekk nii ñu ngi préparé ak sunu projet yi PDEPS ak yooyu ak ministère campagne laitière donc pour fexe ba bépp meew bi nga xam ne ñu ngi koy produire lépp li gën a bëri ñu mun ko transformer donc mu bañ a doon kese soow parce que soow bi mënuñ ko denc lu bëri mais au moins ñi mën a def fromage artisanal ñu def fromage ñi mën a def diw ñor ñu def diw ñor. xam nga unité yooyu pratiquement projet yi nga xam ne ñoom ñooy dimbale élevage pastoral bi ci zone pastorale yi la ñuy installé. donc femmes yi aussi ju bëri éleveurs yi ci zone pastorale yi lañ nekk donc zone yooyu nawet ñoom meew bi dafay bëri duñ ci mën a jël lu bëri parce que kër gu nekk dafay produire dem naa ba Ranérou gis naa fa ay laiteries yoo xam ne ay 15 litres la ñuy def par bés alors que meew baa ngi tuuru voilà par contre am na ñoo xam ne boo demee par exemple ay Vélingara wala ci yenn zones yi. donc ñu ngi jël ay Kodla ñu ngi jël ay 500 litres par jour donc loolu ñàkk meew boobu kooku ci noor bi la parce que système bee demee noonu mooy li ma la doon expliquer léegi pratiquement nag yi comme lekkatuñ naan bi doyul te de yu bëri ci zone yi nga xam ne fa la laiterie yi nekk nag yi dañuy màng à part zone Kolda mais boo jëlee par exemple zone Linguère zone sylvopastorale bi ay Matam ay Podor heure bi nga xam ne bu ñax bi commencé jeex rek nag yëpp dem nañu saal. ca Linguère moom meew maa nga fa ndax booy xool fa la gën a yombee litre bi mi ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk ci jamonoy noor téeméer ak ñeent fukk ci jamonoy nawet Souley Ba ak ñamu àndal ci GIE bi nga xamante ne sos nañu ko ngir di soppi li nga xamante ne moo di meew mi dañoo nag jël ay pexe ngir gën a mën a ñoŋal seenub liggéey bokk na ci fexe ba seenum nag di am dund bu doy ndax ñoom jàpp nañu ne nag bi su amee dund bu doy mën na produire lu toll ci 16 litres par jour. jamonoy nawet meewu nag du luy jafe fi nga xam ne mooy zone sylvopastorale production day gën a yokk loolu di tax nag ba pour mën a jaay ba mu jeex du yomb waaye su dee jamonoy noor jafe-jafe mi ngi aaju ci am dund bu doy. nag yi bu demee ba nawet nii dañuy gën a produire te yeneen yi aussi yëpp dañu ñëw fii parce que alimentation amul problème dañ ko bàyyi ñu lekk nii comme ni gis. verdure bi nii nag yëpp dañ koy indi fii produire bu boobaa nag moom meew mi day bëri bu bëree nag moom te aussi ñi koy indi aussi dañu bëri ci zone bi donc zone sylvopastorale dafa bëri nag ñëppay produire bu boobaa nag jaay moom day jafe mën a écouler 100% day jafe donc da ngay écouler tey ñaari fan ñetti fan yeneen fan yi nga taxaw mën a ko écouler da ngay obligé bàyyi góol yi ñu namp
wala nga rat après may nit ñi donc loolu daal mooy problème vraiment bu sérieux bu ñu am ci wàllu élevage bi surtout pendant l'hivernage. Noor bi aussi problème yi mooy que ne nga am aliment bu doy xam nga fii comme ni ma ko waxee zone sylvopastorale day nag yu bëri dañuy concentré wu fii pour nga am ñax bu doy day jafe lool boo ko jëwul il faut nga ji ko def ko maral falfa wala ñebe fourragé te loolu aussi dafa laaj nga am ndox boo amee ndox sa ferme nag moom vraiment c'est possible nga mën a am alimentation bu doy sa vache mais bu dul loolu nag moom da ngay réduire nag yi jël li nga xam ne li nga mën a yore la te bu boobaa aussi doo am meew bi nga soxla. loolee tax ba Souleye Ba ak ña mu àndal ci ab GIE di soppi meew di fexe bay yëngu ci wàllu mbayum ñax ndax ñoom kat jàpp nañu ne nag moom boo ko joxee dund bu doy mën na la jox ba 16 litres ci meew bés bu nekk. boo amee alimentation bu baax mën na génne 16 litres donc ba 16 litres mën na ko génne donc moo tax ñu concentré wu nag ci béy mboq béy ñebe fourragé jox nag yi xam ne dañu mën a produire 16 litres par jour donc 16 litres par jour moom c'est naturel c'est normal nag vache laitière mën ko produire. bu ñu élargir suñu pouvoir production fourrage mën na leen indi fii regrouper leen fii moo gën a jege Linguère mën a valoriser meew mi donc moo tax ñu dañu limité mais par rapport à suñu ambition yeneen am nañ feneen fi nga xam ne clôturé nañ ko ci avenir gën a mën a maîtriser aliment bétail donc jox nag yi ñu lekk mën a indi nag aussi yu gën a bëri donc mooy suñu ambition. ca Linguère meew mën na yéeg wala wàcc day aaju rek ci jamono bi ñu nekk. ñu ngi jaayee litre meew 600 hivernage 700 aussi pendant la saison sèche comme mois de juillet juin juillet donc mois yoo xam ne jafe na lool loolu lañ jaayee litre bi 700. bay dundee wala sàmm dundee doon na lu war a gën a law fii ci réewum Sénégal waaye ñaar yépp bu amee ay jumtukaay yu sooxe rek gàllankoor daal di taxaw. fexe ba yokk production locale bi fii ba atum 2035 loolee moo di mëmbatu nguuru Sénégal ndax fi ñu toll nii Sénégal mi ngi produire lu toll ci 44,5 jàpp 45% li ci des lépp ay importation la waaye ana naka la ñu mën a def itam ba joyanti écart boobu nga xamante ne am na ci wàllu consommation ndax jàpp leen ne sénégalais boo jël mi ngi consommer lu toll ci 36 litres par habitant et par an wu ñu war ko joyanti ndax booy xool ñu ngi war a consommer lu toll ci 90 litres par an par habitant ñu daldi ci ànd ak Famara Sarr mi nga xamante ne moo di responsable filière lait moo ñu ci àndil ay leeral. gab bi ngay wax mooy par rapport au niveau de consommation actuelle donc nga xam ne mu ngi tourner autour de ay 36 litres par habitant et par an maanaam fanweer ak juróom benn litre la Sénégalais bu nekk di consommer ci bu ñu jëlee meew bi ñuy produire fii Sénégal ak li ñuy importer donc total boobu moom mooy consommation bi mais le vrai gap mooy li ñuy consommer actuel par rapport à li ñu war a consommer li nga xam ne mooy normes yi ñu recommandé au niveau international parce que yooyu mu ngi tourner autour de ay pratiquement habitant bu nekk war na consommer lu mot 90 litres juróom-ñeent fukki litre ñun ñu ngi ci 36 juróom fanweer ak juróom-benn kon xam nga loolu rëy na alors ci loolu ci li ñuy consommer actuellement mooy juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak lu teg ci ay millions litres li nga xam ne moom la ñuy produire fii. bu dee loolu yëpp téeméer la li ñuy produire fii mu ngi nekk ñeent fukk à peu près ak juróom ñeent fukk 44,5 ñeent fukk ak juróom ci téeméer li des li yëpp importation yi la donc xam nga loolu gab bu rëy la buñ ko seetee nag ak li war a doon gab bi nag réellement ci bu sénégalais bu nekk waree consommer juróom-ñeenti fukk litre alors ci loolu pour combler ko depuis bu yàgg a yàgg donc am na ay politique yoo xam ne teg nañ ko première bi mooy sécuriser alimentation bi parce que gis nañ ne
nag yi seen principal problème pour ñu produire meew fii lekk bi la parce que nawet bi la ñuy am lu ñuy lekk bu doy nawet bi la ñuy am naan bu doy te nawet bi la ñuy produire pratiquement lu ëpp 80% si ñoom li ñuy produire donc ñu ne nañu fexe ba lekk jur gi ñu sécuriser ko ni ñu koy sécuriser mooy fexe ba encourager nit ñi informer leen pour déjà ñuy góob di denc ñax def ay stock beneen bi mooy def promotion culture fourragère maanaam mbéyu ñax bi parce que comme nag ñax lay lekk bu amatul lu mu lekk dafay am problème mënuloo ko dëkk di ko jox rakkal boo ko jox rakkal day mujj sax du la joxati meew parce que du mun a duñi alors ñu ne nañu promouvoir culture fourragère yi fi mu nekk nii ci goxaan yu bëri boo fa demee nit ñaa ngi béy ñax beneen bi mooy dañu mettre en place benn fonds boo xam ne moom la ñuy waxee fonds revolving maanaam état bi dafa jënd aliment jox ko éleveurs yi ne leen lii dama leen ko may bu ngeen ko jaayee ngeen dugal ko ci seeni compte nga xam ne saa yu ngeen soxlaa aliment rek ngeen dem jël ci compte boobu jëndaat donc loolu au niveau de chaque département ci Sénégal am na caisse compte bu ñu am boo xam ne seen xaalis bi fa la nekk. deuxième bi mooy pompe bi parce que dañuy pomper dañuy def insémination artificielle donc pour mun a produire ay métis yoo xam ne ñoom ñooy ëpp suñu nag yi meew parce que suñu nag yi boo ko seetee pratiquement entre 1 2 3 litres la ñuy produire par bés métis yi dañuy produire lu mot ay 8 ba 10 litres par bés donc métis yooyu boo seetee ci suñu production bi actuelle maanaam buñ ko xaajee 32% yi maanaam fanweer bu dee téeméer la fanweer ak nag yàlla dama la waxoon ñooy indi juróom fukk yi métis yi ñooy indi fanweer ak ñaar yi yooyu ngay wax ne moom la président Macky Sall ki woon pour ñu importer leen mooy jeunes yi gestantes yi ñoom ñooy produire fukk ak juróom-ñaari pàcc yi bu dee téeméer la donc loolu mu ngi yéeg bu baax a baax parce que ñetti opération yi nga xam ne jot nañ ko def indi nañu lu ëpp ñetti junni nag donc benn bi bu njëkk bi indi nañu junni nag ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar bi ci tegu indi nañu junni nag ak téeméer ak juróom-ñetti fukk troisième bi ñu mujj def nii indi nañ ci junni ak ñetti téeméer. troisième opération bi c'était en 2021 mooy bu mujj bi alors ñu ngi ci quatrième opération bi parce que daaw bu ñu defee journée nationale de l'élevage mooy bés bu ñu jagleel sàmm gi président de la république Macky Sall dafa joxe ndigal ne daal nañu yokk subvention bi donc subvention bi mu ngi doon tourner autour de ay 30% 40% président nee na nañ ko yóbbu ba 50%. fi may wax ak yow nii ëpp nañu ci li bindu ëpp na ñaari junni presque ak juróomi téeméer. Sénégal mi ngi ñàkk ay milliards yu nga xamante ne dafay jógee suñu gafa daal di dugg ci réewu jàmbur lépp ñeel wàllu importation loolee nag mu doon lu nga xamante ne mënoon nañu ko sakkanal suñu fexe woon ba daal di gën a amal ay jéego ngir wàññi li nga xamante ne moo di importation bi suñu sukkandikoo ci Maysa Babou xam-xamam màcc ci wàllu koom. li ñu gën a ñàkk mooy meew pëndax te sunguf meew boobu sooy xool 2/3 soow yi ñuy jaay moo koy defar. Si on avait financé des jeunes spécialisés dans la collecte, la distribution du lait, mën nañ dem ba nga xam ne les frais boobu nga xam ne suñu meew dëkk la moo ñu gën a fopp meew mu ñu importé mu nekk supermarché yi nekk ci bateau yi pendant 1 an. Pour dire que politique d'ensemble secteur boo jël noonu lay tëddee yëf a ngi nii ñett ci yi ma xam
lu mu gàtt ay milliers laa wax de sénégalais ay junni sénégalais mën nañ ci liggéey ci élevage bi rek après élevage bi am na jaaykatu ndawal am na wutkatu meew ak der bi ma la wax muy ñeenti activité ak jaaykatu aliment bi muy juróomi activité yoo xam ne benn bu ci ne war na mën a soqali réew. xam nga Sénégal soo laajtee li ñu gën a lekk ñu ne la xëy na ceeb mais dañuy fàtte soow ak xeetu meew dañ ci ndékki di ci reer di ci ngénte di ci def dëj ba ci mariage li ñuy consommer ci xeetu meew ak soow dafa bari mais tey sooy xool ñii fi nekk di góorgóorlu maanaam liñ koy defaree benn gàncax garab la ñu koy wax végétal ñaar graisse animale am na graisse boo xam ne nii dañ ko indi fii soppi ko soow ku ko gis def na soow alors que graisse la du ma egg ca arab wa ndax su ma ci eggee kaay dootuñ ko naanati ñetteel ba mu nekk soow bu nag ak bu yooyu moo raar te soow bi Sénégal yi dañu bëgg zirik en fait xam ñun ay famille yu mag lañ ndax normalement benn litre soow su soow amee nii soo demee ci kaw gi bon du ma ne sax kaw gi mais soo demee ci dëkk yi nga xam ne am tuuti élevage Daara Touba ak li ko wër da ngay gis ne benn 1000 francs soow waa kër gépp mën nañ ci naan te dafay neex pour wax ne mën na dem ñun marché am na produit yi néew ma am na mais li fi am suñ ko suqalee war na mën a téye réew mi defar suñu balance commerciale ndax ñun lu ñuy importer luñ def ba wàññi ko rek bénéfice la ci réew mi ndax jël say milliards dem jox ko nag ya nekk France ñu defaral la meew indil la ko fii loolu baaxut ay 300 milliards 400 milliards nga dem jox ko ay tubaab ñu defaral la meew indil la ko mën nañ ko defar fii donc gi nga le secteur primaire parce que mënoo wax yenn yi te doo am foo ko dugal pour mu nekk benn ensemble pour def développement soo ne bay rek na sàmm rek na napp nga yii il faut ñu góorgóorlu ci ba nga xam ne tey li ñuy jooy ci soow mën nañ ci góorgóorlu fii ki at tuuti rek ma fàttali na ginaar nii la woon mais dañoo 2004 la Abdoulaye tëj frontière le Sénégal est autosuffisant en ginaar poulet waaw am nañ autosuffisance bi nen waxi noppi ba koy jaay ji biti réew waaw léegi nag góorgóorlu boobu xale yi koy def ñi ngi fi ndax xale yi bëgg nañ élevage yàlla xam na ne bëgg nañ ko léegi li gën a xew mooy élevage urbain da di nag mi defar soow dëgg kenn mënu ko yor ci biir tax yi donc il faut ñu def ay zone d'élevage fekk leen élargir leen jàppale leen def fa benn politique d'élevage boo xam ne li ma la wax rek dana génn ndawal dana génn meew su boobaa mën nañ dugg ci réduction des importations meew ak lu muy àndal. ba tey ci jéego yi nga xamante ne Sénégal mi ngi koy def mën nañ cee nemmeeku mbayum ñax mi nga xamante ne Sénégal mi ngi def kéem kàttanam ngir gën koo suqali ngir rek nag yi bañ a manqué li nga xamante ne moo di dund ak itam lëkkaloo bu am solo yi nga xamante ne gis nañu ko maanaam partenariat public privé jamono ji Sénégal mu ngi jublu si li nga xamante ne moo di campagne laitière. ñu ngi aussi liggéey ci partenariat public privé pour fexe ba industriel yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci poudre bi ñu dem di collecter meew boobu parce que ñoo ëpp capacité donc ci loolu donc am na ay Kirène mu ngi jël laiterie du berger aussi mu ngi jël meew bu bëri donc ñu ngi xalaat aussi naka la ñuy def ba zone Kolda yi wala au niveau du Ferlo ñu mën fa yóbbu ay usines yoo xam ne mën nañu jël meew bu bëri parce que problème bi yëpp loolu la meew bi boo ko jëlee foofu léeg-léeg le temps nga ko indi mu usines yi dootuñ ko bëgg parce que ak tàngaay bi alors que bu fekkee usine bi fa la nekk defar produit fini bi mën na ñëw fii sans problème. kon moyens yi moo manqué lu mel ni camion frigorifique yeeg yu ni demee. waaw mais camion ak qualité bi sax parce que camion frigorifique bi léeg-léeg nit ñi dañuy wax rek mais léeg-léeg par exemple dem nañu ak Kirène installé fale pour mu collecter au niveau de Daara
ki ren ne mun na jël ba 800 litres 1000 litres mais mënuñ ko am tu vois donc léeg-léeg aussi kii day indi 1 litre kii indi 2 litres kii indi 3 litres bon le temps que muy dajee meew gi commencé am problème tu vois te xam nga usine bu nekk fii dépêché camion mu dem ba Daara wala Linguère indi la ay 100 litres wala 200 litres c'est pas intéressant tu vois ci nawet bi peut-être loolu mun na nekk mais des fois aussi ak chaleur bi conditions yi éleveurs yi liggéey pour nga am qualité bi nga xam ne moom nga bëgg dafay xaw a jafe donc ñun li ñu gis mooy bu amoon possibilité privé intéressé wu def benn usine au niveau de la zone là nga xam ne nawet da nga jël lu bëri transformé ko produit fii yi nga indi ko fii moo doon solution que usines yi nekk fii à Dakar di dem di jëli meew fale c'est un peu compliqué tu vois donc loolu nekk na jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am mais état baa ngi def ay jéego yu rëy parce que ñiy wax tuur meew xam naa non man amatul sax je peux dire que presque amatul parce que lii tax mooy ci zone yi nga xam ne dañuy wax dañuy tuur ñu bëri dañuy écrémer meew bi def ko diw ñor leneen li nga koy jaay bon loolu bu jarul déjà xam nga sa diw ñor ba pare yooyu la ñuy tuur li gën a bëri mais xam nga téeméeri millilitres yi fu mu nekk ci dëkk bi te yëpp état bi yu bëri daf ko liggéey jox ko nit ñi gratuitement équipé ko keroog rek gis nga ministre mu ngi doon joxe encore ay équipement ay emballage ay affaires yu demee noonu pour vraiment nit ñi mun a am condition yu xaw a yomb pour liggéey te aussi li doon gën a doon seen problème mooy énergie bi courant bi ñun presque ci suñu programme yi laiteries yu bëri dañ koy équipé en solaire pour que charge yi wàññeeku bu dee fii Dakar nag problème bi mooy ferme yi fi ñu nekk amul ay point de vente yoo xam ne vraiment teg nañ ko ci quartier yi tey boo soxlaa meew nii da ngay dem soit jas fii wala nga dem Lac Rose wala nga dem Ñakkurab wala nga dem ba ay Pout Ngapparu dem jëli meew bi foofu alors ki nga xam ne amuloo moyen yooyu dem pour jël ay 5 litres ay Ngapparu wala yooyu du la ko jaral te ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ferme yi aussi dañu ne ñoom c'est pas trop rentable pour ñoom ñu ñëw di indi par exemple meew bi bu fekkee amoo client keroog rek am na benn ferme bu nekk fii au niveau de Toubab Dialaw dañ ma ne ils ont dit léegi naa leen wutal ay clients donc ils peuvent tous les jours indi 3000 litres mais clients yi ko woo ci ñuy transformer meew bi mu ne la 100 litres laaj koy woo mu ne moins de 100 litres donc nit ki mënul trembale oto fale 300 litres am ñëw taxaw ci mbedd mi di ko kii dafay mujj yàqu donc y a un problème de connexion entre production bi ak marché bi te ñoom aussi temps yi depuis 2019 ba léegi dañu am ay problèmes avec la crise Covid vraiment ferme yu bëri demoon nañ ba xaw a tëj yàlla def affaire bi xaw a taxaw tuuti bi ñu ñëwee ni aussi ci guerru Ukraine bi ak njëgu aliment bi saak bi doon jar presque ay 7000 8000 mu ngi ci ay 12000 ba 14000 nga bëgg a xonte say nag bëgg a jaayee yenn prix c'est très difficile kiy transformer aussi sa client bu ñu xasee ba tam nga leen di jaay meew bi ay 500 francs nga bëgg a jékki-jékki rek ne leen dama leen jaayee 800 wala 1000 xam nga c'est un peu compliqué mais en tout cas ñu ngi si réfléchir du xool en partenariat avec tous les partenaires ay DER ay PRAPS ay PEDEPS ay PUDC tu vois ñooñu yëpp ñu ngi jéem a xool par exemple ak PUDC au niveau de Touba am na acteur boo xam ne vraiment dafa actif ci affaire meew bi mais te dafa am ferme mais dafa am ay boutiques yu bëri donc ñu ngi koy lëkkaloo ak ñiy transformer par exemple au niveau de Daara Linguère pour que moom mu mun di jël seen meew ñëw distribuer waat ko au niveau de Touba en plus de son lait donc bëgg nañ ko daal defal benn genre centre de groupage nga xam ne dafay am chambre froide am ay frigo yoo xam ne bu meew bi ñëwee dina ko mun a stocker comme foofu c'est une grande zone de consommation distribuer à Touba bu laajee sax Dakar donc avec yeneen projet aussi ñu ngi xool dans les grandes zones de consommation est-ce que mënuñu def le mécanisme boobu nga xam ne dañuy lier nit ñi depuis la chaîne de valeur producteur bi en ferme bi ñu lié ko ak laiterie bi ñu lié ko ak un grand distributeur
d'ailleurs loolu moo tax temps yii yëpp ñu ngi def ay label ci zone yi par exemple meewu Jolof wala Kosam Jolof wala meewu Kolda Fuladu wala affaire demee noonu nga xam ne dañuy regrouper ñëpp ñu am benn label benn meew bi benn tur la képp koo xam ne dëkk nga foofu foo déggee boo déggee ne boutique nangam am na meew bu ñu jaay foofu boo xam ne sama zone la dugg rek rapidement da ngay dem et puis dafay permettre emballage yi gën a yomb ci ñoom te qualité bi comme day am cahier de charge derrière ñi nga xam ne ñooy boutique yu mag yi wala select yi wala ñooñu nga xam ne dañuy distribuer dinañu gën a wóolu xam ne lii c'est un lait de qualité donc dañ ko ñëw a jox seen consommateurs yi. tey nag ñu ngi fii ci Kër Mbaye Fall am mbégte dikk ba ci centre bi nga xamante ne moo di centre d'aviculture bi fekk si fii ay jigéen yu am jom lëkkale seen bopp ci kuréel bu ñu naan Dirfeld Aïssa Sow ak ñi mu àndal ñoom nag ci wàllu transformation wu lait la ñuy yëngu dañuy daal di sekk waxtaan ak ñoom rek xool ana naka la ñuy liggéeyee liggéey ba bañ ci paree ana naka la ñuy def ba commercialiser ko ana lan moo cay jafe-jafe léegi lay doon. Aïssa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Oumou Khayri. jërëjëf si dalal bi ñu bëggoon a xam Dirfeld tekkil ñu ko mooy lan déjà. Dirfeld mooy directoire régional des femmes en élevage de la région de Dakar mooy jigéen yu nga xam ne ñu ngi yëngu si wàllu élevage te am activités yi nekk si filière bi yëpp mu ngi si Dirfeld waaye suñu priorité suñu activité phare mooy la transformation du lait local. gis nañu ñi nga xamante ne ñoom ngay liggéeyandool daal di nañu xëy dem ci gétt gi dem indi meew daal di nag tàmbali li nga xamante ne mooy première étape bi nga expliquer ñu foofu. waaw comme ni ñu li ko waxee ñun Dirfeld ñu ngi yëngu si wàllu lait local maanaam meew bi nga xam ne mooy jóge si jur gi nga xam ne moo nekk fii si Sénégal dañu am fii benn gétt bu nekk fii Kër Mbaye Fall si ginnaaw raay bi si ginnaaw jumaa ji ñoo ñuy fournir meew. léegi suñu yeewoo bu ñu bëggee transformer dañuy dem foofu dem jëndi meew jënu ko foofu indi ko ba ci unité bi de transformation yi. bu ngeen njëgsee étape bu njëkk bi lan la ci wàllu transformation ak lan ngeen koy transformer meew bi le waaw meew bi mën na ci am ñaari produit actuellement yoo xam ne moom lay Dirfeld bi di def mooy lait caillé nature ak yaourt mën na nekk nature lait caillé nature sucré mën na nekk yaourt nature wala yaourt sucré. mais processus de transformation mooy suñu jógee gétt ga ñëw lu ñuy njëkk meew bu ñu duggee ci unité bi sol suñu tenue mooy blouse bi bu ñu paree ñu jublu ci transformation bi taal gaz bi def ci pasteurisateur mooy li ñuy transformer mooy pasteurisateur léegi bu ñu defee ndox ci beneen paroi bi ñu def ci meew bi mais meew bi balaa ñu koo transformer dinañ ko segg d'abord mooy première chose mais avant loolu yëpp bu ñu ñëwee dañuy tàngal meew bi tuuti xool ndax meew bi mën nañu ko pasteuriser parce que meew bi le temps buy jógee gétt gi di ñëw fii mën na entre-temps mën na xaw a way te bu wayee dootoo ko mën a def pasteurisation donc bu ñu ko mënoo def pasteurisation ñuy seet beneen méthode boo xam ne moom lañ koy transformer mooy caillé naturel maanaam wayal loolu naturellement bàyyi ko mu way ba ëllëg mais duñ ko yóbbu pasteurisation. kon su ma la déggee dafa mel ni li nga xamante ne mooy norme ya muy laaj yéen a ngi sàmmonteeg moom bu baax a baax. waaw parce que ñun dañu am ay formation yoo xam ne dañu ko defar te dafa am guide bu ñu tënku mooy guide de bonne pratique d'hygiène bi nga xam ne état bu Sénégal moo ko mettre en place acteurs yëpp liggéeyoon ci ñun foofu la ñu sukkandiku pour mën a liggéey suñu lait. kon nag ñu daal di lay topp nga fekki ñi nga xamante ne nii ñoo di say collègues ci wàllu transformation ñu daal di lëgbatu rek ana lan ngeen fay def ak buñ ca noppee produit final bi nga xamante ne daañu ko ci am Aïcha ñu topp la alors. ñoom ñëpp ñi ku nekk ci ñoom mën nga expliquer d'abord ma présenter leen kii Khady la tudd Khady Kébé kii Mame Fama Gaye kii di ñëw mooy Aïssata Tall ñoom ñëpp ay transformatrices lañu léegi ñoom dañ def formation transformation mais ñun ñoo ko defal suñu bopp comme ñun am nañu expérience defar meew ku ñëw fii ci unité bi jigéen bu adhéré directoire rek lu ñu lay njëkk a defal mooy formation léegi bi ñu ñëwee dañuy def ndox ci fii ci double paroi bi taal gaz bi def filtre meew bi mooy li ma doon expliquer sànq daal di jël meew bi nag segg ko dugal ko ci biir pasteurisateur bi nii léegi tey lait caillé la ñuy def nature lait caillé nature nag boo koy def boo defee yi ma la wax yëpp ba pare da ngay bàyyi meew bi di tàng bu tàngee ba egg 85 degré léegi thermomètre bi moo la koy won thermomètre baa ngi nii mën nga ko génne Mame Fama thermomètre la ñuy contrôler température bi su ñu demee ba egg 85 degré
ñu daal di fay gaz bi daal di koy dëpp pendant 20 minutes bu ñu ko dëppee pendant 20 minutes léegi ndox bu tàng bi nekk fii dañ koy génne daal di jël eau tiède ndoxu robinet def ko fii pour atténuer tuuti kii température soow bi suñu paree glace bee ngay gis moom la ñuy jël def ko si ndox bii jël génne meew bi si beneen siwo wala si mar bi ustensiles yi fi nekk ñu dugal ko fee buñ ko dugalee foofu meew bi ñu bàyyi ko mu refroidir comme lait caillé la ñuy def 35 degré 32 degré bu doon yaawur day am beneen kii buñ koy kii léegi buñ koy fermenté soit ñu fermenté ko ak lait caillé wala benn ferment bu tudd mésophile boo déggee lait caillé mésophile lañ koy fermenté su nekkoon yaawur thermophile la ñuy def moo tax ñuy wax yaawur te bu ñuy wax yaawur en général nit ñi dañuy foog ne lait en poudre la mais du lait en poudre ferment yi ñoo uute lait caillé ak yaawur suñu paree mooy li ma la wax refroidissement bu ñu paree refroidissement nag daal di conditionné def ko ci ay siwo soit 5 litres 2 litres mooy emballage yi daal suñu paree wala ñu def ko en vrac suñu paree def ko ci sachet yi conditionné ko daal di koy yóbbu au frais léegi moom mën a dund pendant 21 jours au frais du def dara. suñ ko defaree tey su ngoonee day woy à la température ambiante comme lait caillé la bu subaa ñu yeewu dugal ko au frais ñu bàyyi ko une journée léegi nag ñu doog ko commercialiser.
Aïssa ñu ngi ba tey fi nga xamante ne moo di unité de transformation bi expliqué nga ñu li nga xamante ne nii moo di première étape bi. bu ñu noppee ci première étape bi wax ngeen ñu ne di ngeen dem denc ko au frais. mu nekk fa ab diir laata ngeen koy commercialiser. moo bëgg nag ñu daal di taxaw fi nga xamante ne moo di wàllu commercialisation bi naka lay demee déjà. commercialisation bi déjà xam nga dañuy wax ne fii organisation jigéen lañu. léegi jigéen ñi dafa am par exemple nombre jigéen boo xamante ne lu ñu transformé ñoom déjà ñoom mën nañu ko partager seen biir. ñu dem daal di koy yóbbu jaay ko. waaw parce que ñun dañu grande surface yi egguñ foofu. am nañu Fra autorisation Fra waaye dafa am loolu la muy laaj ay accompagnement yoo xam ne ay préalable yoo xam ne xëy na ñun egguñu foofu actuellement fi ñu toll. léegi ñun nu ñuy commercialiser fii au niveau du Durfel de Dakar mooy jigéen ñi ñooy séddoo meew bi. ku mën a yóbbu 5 litres yóbbu ku mën a yóbbu 10 litres yóbbu ku mën a yóbbu 20 litres yóbbu nga dem jaay wala ilaa loolu par exemple foire am comme Fiara bi passé remarqué nga ne ministère de l'élevage dafa jël benn village boo xam ne da ko jagleel transformateurs yi nekk Sénégal yépp mais am na ñoo xamante ne ay projets ñoo leen di indi appuyer leen alors que ñun Durfel Dakar ñun suñu propre moyen lañ fay yóbbu lépp lu ñu am si suñu propre moyen lañ koy yóbbu bu ñu demee au village bi tamit ñun fa fekk ñu am ay appui ay partenaires yu leen jàppale presque ñun ñëpp bu ñu nekkul au même niveau tamit egg nañ si ñoom fi ñu egg te ñun fonds propre kese la ñuy liggéey ñun jigéen ñi. kon bu ngeen dee demee fonds propre kese jàpp naa ne buñ leen a bungee ngeen daal di gën a mën a ñoŋal li nga xamante ne moo di seenub liggéey. waaye qu'est-ce qu'il faut pour accompagnement boobu préalable boobu nga tudd sànq ana la laaj. xam nga préalable mu ngi laaj d'abord. institution yi nekk fii nekkal ñu fi nekk suñu ay institution de tutelle xam nañu xam nañ Durfel am na parce que am na au niveau national am na si région yëpp directoire yi mais directoire bu nekk da nga am objectif ak vision boo amoon bi ñu lay taxawal koo xam ne da nga si war a liggéey léegi ñun lu ñuy xaar si ñoom mooy ñu lëkkale ñu d'abord xam nga am na projet yu nekk si àll bi xam nga zone d'élevage par exemple boo demee ay daara ak yooyu nga dem Nambarel nga dem fii tey fii kii Jibi Ali dëkk xam nga foofu zone d'élevage meew baa ngi fa bëri ba nit ñi dañuy wax dañuy tuur meew bi ñun directoire ñu ngi fii bëgg meew bi te mënuñu ko jot kon kay lëkkaloo d'abord moo war a jiitu suñu lëkkaloo ñooñu par exemple lëkkaloo bi foofu la ñuy xaar état mu fexe ba nga xamante ne foofu éleveurs yi nekk meew bi am fa ñu mën a am luñ fu ñu denc meew bi ba meew bi nit ñi mën a jóge fii dem jëli meew bi indi ko transformer ko teg ko ci marché bi ñun lëkkaloo boobu la ñuy xaar ci état bi wala ilaa loolu accompagnement ci commercialisation ay étape la doo tëb rek par exemple nga ne foire am na rek nga yóbbu nit ki foire mu dem jaay su ñëwaatee mu toogaat ba foire am kon donc am na yoo xam ne war nañu ci gunge lu bëree bëri. kon yaa ngi wax dem dans les zones les plus reculées du Sénégal dem jëli fa meew ndax gis nañu ko ñu ngi koy jàmbat. dañuy am production bu nga xamante ne du ñu am mujj gi duñ koy def ba ci tour lay mujjee loolu yàq lay doon kon lëkkaloo boobu dëgg la dafay am solo waaye buñ ko dee andi tam ñu andi ko ci anam yu mucc ayib ba nga xamante ne diggante gox ba muy jóge ak gox ba muy ñëw. mu doon lu nga xamante ne lu ñu sécuriser la ci wàllu anam yu nga xamante ne yu sell lay doon buñ ca noppee yéen a ngi dem di jaayal seen bopp nu ngeen di jaayee. waaw xam nga sécurisation boobu dama siy ñëw d'abord. parce que lee xam na ne produit buy dund la. donc moom rupture de chaîne de froid warul am. donc dafa war a bu jógee foofu fu muy sedde ñu dugal ko fuy sedd ba mu egsi fii ñun aussi ñu mën si liggéey bi ñu si war a def bu mucc ayib ñu mën ko teg si marché bi nga xam ne déjà day nekk loo xamante ne santé population bi da si dépendre. waaw parce que lu jëm ci biir moom dañu koy seet. voilà moo tax ñun responsabilité bi ñu am aussi boobu la état am dañ ko war a partager parce que ñun suñ transformé teg ci marché bi ay produits yoo xamante ni dafa mucc ayib loolu déjà day sàmm santé population bi te boo xoolee de manière dispersée nit ñi dañuy liggéey meew mais ku xam meew xam nga danger yi ci nekk yëpp da nga war a jël ay mesures yoo xamante boo ko liggéey da nga koy liggéey mu sell. donc meew bi nga xam ne mooy jóge ci zone yi ma la wax te meew bi bëri foofu ñun ñu soxla ko fii par exemple dina permettre sax yow par exemple yow mi dëkk Dakar Plateau nga xam ne sàmm ba lay nekk fële sa Nammarel wala mu nekk Wiidu ci Ngóoli nga xam ne moom nagam bi nagu sénégalais la sàmmu sénégalais la nga jënd soowam sax nga participer ci économie réew mi donc loolu day créer ay yeneen emploi yu bëri parce que ay niche d'emploi yu bëri ñoo nekk ci soow. te moo ne day ci lu yàggul dara gis nañu veillu 4 avril njiitu réew mi Macky Sall mu ngi wax ne bu sañoon ñu daal di lëkkale suñuy doole daal di jëfandikoo li nga xamante ne ni mooy li fi bàyyeekoo maanaam consommer local waaye consommer local boobu mënut a ànd ak jafe-jafe yi nga xamante ne tudd nga ko. xam nga consommer local warul nekk slogan dafa war a nekk réalité te loo xam ne mën na nekk la parce que dafa am ñu fi nekkoon di liggéey
nga xam ne expérience yooyu nit ñi dañ ko war a capitaliser parce que bu ma jëlee tey lu mel ne expérience su Nestlé dafa nekkoon fi installé ay kii centre de refroidissement si zone sylvopastorale par exemple ay daara ay 10 centres de collecte ñu siy liggéey ñoom bi ñu demee ba retiré wu dañ jël centre yooyu joxaat ko éleveurs yi léegi éleveurs yooyu di liggéey ak directoire bi bu jëlee soow bi jaay ko dem jox ko éleveurs yi ñoo fayee ko loolu déjà rek loolu jàppale élevage yu Sénégal la parce que boo gisee tey lait en poudre bi xëy na du ñuy tëb rek daal di koy arrêté mais mën nañ ko wàññi parce que bu ñu valoriser meew bi nekk ci àll bi ñu indi ko fii nit ñi liggéey ci bu soobee yàlla waxuma la dina wàññeeku waaye dina gën a jàppandi kon dañu war a dooleel unité yi nga xam ne am nañu capacité am nañu expérience boo xam ne mën nañ transformer meew boobu teg ko ci marché bi ba nga xamante ne nit ñi population bi dina ci jot président de la république nag dañ koy jaajëfal parce que moom bi mu ñëwee ci élevage defal nañu loo xamante ne kenn defaluñu ko defal nañu journée nationale de l'élevage mu wax nañ fi wax suñu jafe-jafe yépp mais suñu jafe-jafe yooyu buñ ko tënkee jox ko président dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a wàcc ci ñun ñu war a wàcc ci ñun nag dañuy war a bu ñuy def ñu wooñu ñu toog ak ñoom dinañu woo gaa mais woo bi dafa am nu mu war a demee dañu war a bàyyi ñoom suñu xalaat xam nga kii éleveurs yi duñu ay nit yoo xamante ne dañu am savoir dañu mën a adapté wu ñoom am nañu capacité d'adaptation boo xamante ne te am nañu expérience yoo xamante ne dañ ko war a valoriser mooy expertise endogène mais waruñuy jël expertise kii rek ñëw ne lii la ñuy def ma jox la exemple par exemple benn projet bu ñëwee day ñëw ak vision ñëw ak loo xam ne loolu lay war a def mais du tenir compte ne nit ñi fi nekk ñoom am nañu loo xamante ñoo lañ li bëgg ñu gunge leen man tey soo ñëwee sama unité bëgg ma gunge nga indi ma tànk bële si ginnaaw na le 1000 litres man awma capacité 1000 litres du ma si liggéey da nga naan unité bi kii de bëggul liggéey bëgg na liggéey mais liñ ko indil mënu si liggéey kon nag il faut d'abord ñu diagnostiquer ñu fi nekk xool la capacité fan la yam ñun par exemple mën nañu produire ba 300 litres jour boo ñëwee si ñun xam nañ li ñu bëgg xam nañu li ñu mën xam nañu fa ñu yem Sénégal boo déggee toujours dañuy wax ci kii président mu ngi investir di joxe xaalis waaye xaalis bi gisuñu ko amul benn impact ci agriculture en grand tas mais loolu dañ ko war a càmbaraat nañu xoolaat ñoom seen xaalis seen investissement yu ñuy def est-ce que population bi ñoom gis nañ seen bopp buñ ci gisul seen bopp lu tax def naa question yooyu sa question à poser la. dëgg la xam nga dañu ne tepp moo gën yuréet te ni ñu ko gisee yéen a ngi tàmbali ci néant di demal seen bopp jàpp naa ne ku leen bungee ngeen jël waaye grande surface yooyu nga tudd lan moo tere ngeen lëkkaloo ak ñoom ndax gis nañu fi duñu tudd seen tour pour ne pas faire de publicité waaye gis nañu ne am na ay grande surface yu nga xamante ne ay produits locaux la ñuy daal di promouvoir gis nañ ko fi itam lu tax ba yéen àggagu leen foofu. xam nga ñun am nañu expérience bu ma la waxee 2004 ba léegi ñu ngi ci transformation du lait kon xam nga ne am nañu expérience boobu mais ñu ñuy gunge xam nga gunge ay projet mooy la gunge boo xam ne dafay am fu mu yem yenn saa yi sax di nga tàmbaleeg projet bi balaa ngeen egg ci digg bi projet bi jeex xam nga ne mën nañ dem defi ay prêts au niveau des banques institutions yi fi nekk dem daal di ñëw transformer dem jaay ci marché bi mais loolu dafa am ay accompagnement yoo xam ne daf ko war a àndal ay renforcement de capacité te commercialisation par exemple grande surface ñoom booy demee da ngay def dépôt sa produit kon donc il faut nga am assise financière bu dëgër boo xamante dina la mën a permettre nga mën a accéder au marché foofu ndaxte mënoo ñëw rek yóbbu sa produit xaar mu jar ba mu jeex nga ñëwaat door a defar déedéet da nga war a def rotation bi warul arrêté da nga war a tout le temps di produire te yow boo demee ba ñu xam la ci marché bi ba pare boo arrêté rek am na rupture déjà loolu dafa am loo xamante ne dafay jouer ci mentalité nit ñi donc ñun lu ñuy xaar déjà rek ci état mooy gunge bi pratique bi moo ñu gën a théorie bi yóbbu ñu dajale leen ci salle wax ba sonn ñu dem génn te une semaine mënoo ci renforcer nit ba mu am éducation financière bi mu war a am dañ leen war a tàggat bu baax fekk leen fi ñuy liggéey tàggat leen ci lu ñu soxla parce que ñoom déjà am nañu loo xamante déjà acquérir nañ ko ay expérience donc loolu lañu bëgg ñu gunge ñu ci valoriser ñu donc am na loo xamante ne aussi boo li ñuy wax tàggat doole bi ay kii yu bari la ñun étape yu bari la par exemple ñun dañ lay wax ne demal nga jëli kii par exemple ci fonds yi nga liggéey wala partenaire bi ñëw daal lay financer ay équipement banque yi boo koy kii ay taux yi 3% la waaye fonds de roulement yi ay taux yi 5% la pourquoi ñoom li nga xam ne moo gën a jafe ñoom ñu financer ñu ko ñun li ci des ñu fi subventionné ko tey imaginer tey bu élevage yu Sénégal bu ñu subventionné woon les élevage yu meew bi éleveurs yi tey imaginer tey loolu ban impact lay am fii meew bi dafa cher fii yaa ngi koy jënd 600 francs le litre boo jëndee 600 francs le litre bëgg a def say nu mu tudd ci say frais yi nga siy def mooy par exemple coût direct ak coût indirect yëpp nga bëgg ko teg bëgg ko jaayee 1000 francs yow est-ce que di nga siy génn
xam nga état bi ñoom directoire xam nañ ñun fi ñu nekk ñu ngi déjà au niveau du centre avicole madame la ministre Aminata Mbengue musul ñëw Sénat Mbao bii te egsiwul si jigéen ñi nuyu ñu sargal ñu ba pare te lépp lu muy def ñuy boole laaj ñu suñu xalaat. ministre de l'élevage bi fi nekk liggéeykat la de mais ñëw na ba si centre bi fii def visite mais egsiwul si ñun egsiwul ne waaye Dirfel Dakar ñoom ñooñu jox fii parce que fii président Wade moo waxoon Oumou Khayri Gueye ministre lañ jox ñu nekk fii kon xool xam nga ñooñu xam nañu donc ñooñu bu ñu bëggee jàppale bi waru jafe donc ministre Macky Sall déjà yokk na fonds yi pour jigéen ñi jàppale jigéen ñi mais jigéen ñi tamit boo leen jàppale par exemple boo may jàppale te yow xamoo man foo ma war a jàppale est-ce que jàppale bi dina jàppandi DER bi ngay wax xam nañ DER fu mu nekk DER xëy na mën nañ jóg dem si moom mu financé ñu mais li ma la wax moo ci nekk xam nga boo ma financé man déjà sama projet bu mu koy bind damay bind renforcement de capacité ma bind suivi évaluation ma bind xaalis bi coût projet bi léegi yow soo ma financé dem yóbbu fonds de garantie bi banque bi moom bu ma xasee ba lëkkaloog moom xaalisam rek lay xool activité yeneen yi mu war a def yëpp moom du ko def de da lay bàyyi ak yow sa bopp moom déjà ay problème ngay am dootoo tëdd nelaw dootoo yandoor yow sa yaa ngi xalaat nan laay fay banque bi loolu problème la donc pour éviter yooyu nag dañu war a li ñuy wax ci projet bi yëpp ñu daal di koy def su ko defee nit ñi am courage dem jël ci banque bi ñëw déjà yoo xam nga ne yow jigéen nga yow transformation nga am mënoo gestion mënoo kii léegi ñoom ñu gunge ñu foofu encadré ñu su ko defee ñun ñu liggéey fépp koo xam ne daal war ngeen fa mën a lajj ñu daal di leen fa taxaw. voilà ñu taxawu la fa waaye duñu la bàyyi ak banque bi rek banque bi toppal rek teg la pression te déjà yow mën nga def projet 10 millions. ñu ñëw financer la 5 millions déjà ñoom defuñu détournement d'objectif. voilà bu ñu paree nag ñu ne yow yaa def détournement d'objectif te yow loolu li nga demandé woon ñoom ñoo la ko financé waaw donc yow doo mën a exécuter sa activité. montant yi du benn. voilà c'est ça mbokk yi xarit yi yéen a ngi ba tey ci seen émission yoonu naataange ñu ñëw yoon wi ak la cay xaaxaam tey ñu fekk ci jigéen ñu am jom ñi nga xamante ne ni ñoo bokk ci Dirfel Aïssa Sow ak ñamu àndal wax naa leen ci wàllu transformation wu lait la ñuy yëngu waaye Aïssa dama lay daal di delloo micro bi nga wax ma bu ngeen noppee ci liggéey bi sax laay wax ana ñaata ngeen koy jaayee ak itam ndax yéen xalaat ngeen transformer leneen lu dul lait caillé ak yaourt ndax lait en poudre bi xalaat ngeen ko. xam nga ñun déjà suñu emballage yi dañ ci def lait local donc déjà boo nee lait en poudre rek yaa ngi tromper consommateur bi donc ñun suñu objectif mooy le lait local mooy lait bi nga xam ne dañ koy produire au niveau du Sénégal boobu la ñuy produire te ñun ñu ngi jaayee par exemple litre meew bi ñu ngi koy jënd 600 mais suñuy jaayaat bu fekkee lait caillé nature kese lañ defal ñu ngi jaay litre bi 1000 francs bu dee lait caillé bu am sucre ñu ngi koy jaayee 1200 francs te fii am nañ capacité doo xam ne par exemple tank de refroidissement buñ ko amoon meew bi jóge fale mu ñëw fii xam nga man li ma lay wax du question dañ koy tànd wala kii da expérience boo xam ne dañ ko dund. gis naa fi matériel yu am solo ñu ngi ba tey fi nga xamante ne nii moo di unité de transformation bi gis ngeen jigéen ñi nañu cay liggéeyee waaye itam ba tey dañuy daal di visiter li nga xamante ne mooy matériel bi nekk fii ci unité de transformation bi leneen ci ay matériel Aïssa nga wax ñu ko. xam nga lii par exemple ministre bi. bi ñu defee première journée mondiale du lait xam nga chaque 1er juin dafay am ñu ñëw célébrer ko ak ministre yi dafa bokkoon ci doléance su acteurs yépp nag mooy emballage ak mise en place de l'interprofession lait léegi moom balaa nit ñi jóge foire mu am xalaat bu rafet ne naa leen jàppale ci emballage gunge leen ci emballage macha allah nit ñëpp ñu fi ñëwoon ci foire bi yépp région yi am nañu emballage mais nag emballage bi dafa du question sànni xeer xam nga am na ay critiques yoo xam ne c'est constructif du critique boo xam ne pour wax lu kii la emballage yi par exemple boo ci defee meew tey kii bi siwo bi xam nga dafa cassable dafa fragile léegi par exemple boo teglee ñaar wala ñetti siwo day toj te unité raxas bi ak kii bi dafa bëri ay kii yoo xamante ne waa étape yoo xam ne kii bi dafa fragile trop ñu doon préférer beneen yoon su ñuy jëndal emballage par exemple ñu jëndal ñu bu dee yu ndaw yi mën nañu jëndal yi xam nga yii moom moo gën a solide pour def meew waaw am na yeneen siwo yu nekk na leen aussi. te booy xool pot yaourt yi defe naa ne dina xaw a méngoo un peu. voilà ak pot yi nii. voilà léegi seau 5 litres yi mu ngi nii léegi seau 5 litres yi xam nga rek lii waaw mooy 5 litres yi moo adapté ak suñu production ak suñu li ñuy liggéey waaw yii moom c'est trop transparent sax parce que avec le lait boo si defee meew nit ki fu mu toll da koy séen. waaw te yii nag moom moo gën a adapté daal waaw moo tax ñun dañuy wax toujours
boo leen defal nañu ñu defal lu adapté ak suñu liggéey buñ ko waxee nag nit ñi dañuy wax ne kii dafa critiquer wala déedéet ñun dañ leen remercier bu baax a baax si idée yu ñu am mais dañuy bëgg rek toujours ñun ñëpp comme ñun ni ñuy améliorer ñoom aussi ñu améliorer noonu li ñuy jox. Très bien, waaw. très bien. Produit final bi lii lay waaw doon. produit final bi lii lay doon mooy lekk yi nature. 5 litres. waaw 5 litres bi manqué na sax mënoon na fees ba fii mooy 5 litres contenu bi waaw. waaw li mooy produit waaw way na bu baax gis nga waaw way na bu baax xam nga pasteurisation bu ñu waxee pasteurisation mooy atténuer ndox mi parce que xam nga même si nawet bi dañ nekk nii boo wayalee soow déjà day bëri ndox yenn saay mais léegi pour nga atténuer ndox moomu da nga koy pasteuriser boo ko pasteuriser rek dootul amati ndox léegi moom ak emballage bu ñu ko boolee ñu ngi koy jaayee 3000 gis nga siwo yi ni ñu wutee xam nga bii produit bi doo ko gis sax presque mais bii xam nga soow dafa weex waaw moo gën a tee mbokk yi gis ngeen gannaaw Soppargny gi produit bi nga xamante ne moom la ñu ci am mu di soow piir bu nga xamante ne moom la ñu def ci siwo 5 litres ak 2 litres Aïssa gannaaw visite beeg waxtaan bi kontaan nañu ñu bàyyi la nga wax ana tey ban message ngay jagleel kilifa yi nga xamante ne tey ñu ngi lay seetaan. waaw kon bi ñu paree ci transformation gis ngeen produit final bi ñuy am ñu def ko stockage donc mooy les cahiers tey moom lañu defar nga xam ne lu am solo la ci nit soow moom xale mag ak ndaw yëpp dafa am ci yow solo donc ñun ñu ngi tàggatoo rek di wax ne ñu ngi leen di remercier waa Malika TV yéen ñi nga xam ne permettre ngeen ñu am occasion exprimer wu ba nit ñi mën ñoo dégg suñu kilifa yi mën ñoo dégg gaa suñu président de la république ak suñu ministre yëpp ñu ngi leen di gërëm suñu président organisation faîtière yi di gërëm éleveurs Sénégal yëpp acteurs yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi nekk ci terrain bi di liggéey di wax ne filière lait dafa am loo xam ne dafa am njëriñ torop ci activité élevage maanaam produit boobu rek nga mën a am ba pare nga dese sa nag beneen produit boo mën a am beneen filière boo mën a am ñàkk nga sa nag te dañu jigéen ñi ci aada ak cosaan soow jigéen moo ko moom jigéenu éleveur léegi bu dem nañu ba valoriser ko ñu ñaan suñu autorité rek ñu gën ñoo gunge parce que ñun xam nañ ne ñoom seen mëbët yëpp mooy wàññi importation bi promouvoir la lait local te ñun ci tànk yooyu lañ nekk defe naa ne kuy ut foo fanaan ak kuy ut ku la wéttale defe naa tëjal bunt bi wala leen boole donc ñun ñu ngi wax ne ñu gën ñoo jege gën ñoo yombalal loo xamante ne accessibilité ci ñoom gën ñoo déglu nag may ñu nopp di ñu laajaale suñu xalaat gaa ñu ngi ñuy laaj suñu xalaat mais dañu bëgg ñu ñëw fekk si ñu fi ñu nekk dooleel ñu foofu jàppale ñu wax ñuy jàppale ci moyen financier sax dëgg la parce que nit ki soo amul assise financière doo mën a liggéey waaye defe naa gunge bi moo ëpp solo bu ñu gungee ñun xam nañu fi ñu jëm xam nañu li ñu bëgg te defe naa éleveurs yi nekk fële ci àll bi bu ñu defee li ma wax tey mise en relation éleveurs yi nekk fi soow mi nekk bari fa ba nga xamante ne nit ñi da leen di sonal am na ñoo xam ne ñu ngi ko soxla mën ci liggéey donc defe naa loolu bu ñu ko jàppalee te état moo war a yombal loo xamante ne mais bi fa mu nekk nit ñi mën ko egg ba jëli ko indi ko fii ñun donc loolu lañ leen di ñaan ñu may ñu nopp dégluñu gën ñu dooleel gën ñu bàyyi xel te xam ne ñun lépp lu ñuy def ñun ñëpp askan bi mooy soxal te dañu wax ne dañu nekk ci politique yoo xam ne léegi dañuy wax ne toujours dañuy wax femme et jeune te femmes yi nag ku nekk xam na ne am nañ jom bëgg nañu liggéey jeunes yi aussi mën nañu ci gis seen bopp ndax ci filière lait dafa bari ay maillons depuis la production la collecte la transformation et la commercialisation mooy la mise en marché loolu yëpp ay niche d'emploi la donc c'est l'occasion pour nous ak pour suñu autorités ñu gën a dooleer filière lait bi ba nga xamante ne Sénégal dina ci gis boppam ci lutte contre la pauvreté ak lutte contre l'immigration kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan lépp lu ñu fi wax yàlla def ci njëriñ ni mu dugg ci nopp bi mu war a dégg te ñooñu niñ ko déggee ñu déggee ko dégg boo xamante ne dégg bu constructive la boo xam ne day jëmale nit ñi kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf Aïssa Sow di kenn ci waa DIRFEL mbokk yeeg xarit yi lii lañ leen andiloon ci seen émission yoonu naataange di leen jaajëfal ci topp gi ngeen ñuy topp di leen dox dig daje yeneen yu ay bés ngir yeneen numéro yu bees ci yoonu naataange jaa ngeen jëf.